dal leen ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu ànd bi nga xam ne yéen a ngi ko ànd ak seen site bi di Rafah TV mbégte la ñu am ak bànneex dalalaat kenn ci ñi nga xamante ni ñu xam lañu ci dëkk bi di yëngatu ci wàllu politique waaye di yëngu itam ci wàllu social comme ni ñu ko waxee lu xew waxu waaye itam lu ay di jàmbat ñi ngi dëgmal élection législative 31 juillet ay fan moo def suñu diggante ak moom waaye teewul ba léegi candidats yi ñi ngi déroulé seen ay programme ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale itam ci liggéey bi ñi ngi déroulé itam ñoom ci noonu Rafah TV dawut benn yoon ci événement yi di leen dëgtal ay waxtaan yu am solo yooyu danañ ci mën a jariñoo noonu la ñu amee mbégte tey dalal kenn ci ñoom ci ñi nga xamante ni dañuy jàppale politique dañuy jàpp ci politique gu Sénégal surtout waaye di jàpp itam ci wàllu social am nag fu ñu féete ci biir parti ci biir waxtaan wi da ngeen ko dégg di wuyoo ci Abdoul Ahad Faye di kenn ci ñi nga xam ne chargé de mission à la présidence de la République la waaye itam nekk coordonnateur mouvement ànd defar ëllëg di mouvement boo xamante ni judd na yàggagut mais nag mi ngi déroulé mi ngi avancé bu baax a baax sëñ Blaat ginnaaw ba ñu la dalalee ci Rafah TV ñu nuyu la bàyyi la nga nuyu ak suñu bokk yi nga xam ne ñoo ñuy teewlu ci Rafah TV. waaw salaamaaleykum sëñ Abdou Ahad maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar bu baax a baax. di jël nuyoo boobu di ko teg sa loxo yaa ak sëñ Moutala ñu tegal ñu ci mbokk ak groupe Rafah TV yëpp. ak képp kuy téléspectatrice ci site bi di TV di télé bi. di Rafah TV te aussi tamit di profiter de l'occasion di remercier leen encourager di leen féliciter. du travail que vous faites à Touba et au niveau national en matière d'information traitement d'information. que ce soit religieux et politique. politique macha allah actualité quoi donc sant nañ rafet nañ dañu am honneur ak bonheur ak. beaucoup de satisfaction de voir des fils de Touba du département de Mbacké d'émerger de mettre des projets yu émerger am ampleur wala am benn sens bi am réussite bi merci jërëjëf merci beaucoup sëñ Blaat comme ni nga ko waxee vraiment loolu mooy suñu yitte ci lépp loo xamante ni dana jëmale dëkk bi jëmale itam askan wi ci kanam ci di leen informer ci jamono ji nga xamante ni laaj nañ ko loolu tax amuñu xaaj ak seen ci benn groupe boo xamante ni am nañu yéene ngir liggéey ak moom waaye nag teg ko ci njekk ak teraanga loolu tax ñu dalal la fi nga nekk chargé de mission à la présidence de la République mën nañu gën a xam dëgg-dëgg lan mooy sa liggéey ci wàllu googu noonu. waaw bon chargé de mission de la présidence de la République tu es membre président Macky Sall moo am sañ-sañ dogalu tànn ay ci membre cabinet comme ni amee ministre conseiller am conseiller spécial am conseiller technique am ay ambassadeur itinérant am chargé de mission am ñeneen ñooñu ñëpp dañuy constituer li ñuy wootee cabinet président njiitum réew mi cabinet njiitum réew nag njiitum réew mi moom la loi may ak yoon may sañ-sañu xool ñi ko doy ak naka lay constituer biti mbirum cabinet parce que boo xoolee njiitum réew dafay charge yu de 10 ci doomu aadama te benn nit moo njël mun ñaari nit fukki nit mënut a doon njiitum réew. daa ci benn jamono donc benn nit moo mën a doon njiitum réew kooku nag moom kese yàlla bu ko dimbaliwul bu ko dimbaliwul tamit faaw mu am bu ko dimbalee faaw mu am ñu ko gunge ci yëf yi. waaw ñi koy gunge nag mooy tey jii ay conseillers ay ministre conseillers ak ñeneen ñoo xam dañ koy xelal. di ko jàppale ci wàllum liggéey parce que tamit. réew ay pàcc yu wuute la. pàcc yu bëri yoo xam ne tey jii kenn bu ne dafa war a dox. bu taxaw ndax bu ci sooxee rek askan wi yëg ko te loolu wurtu am te mën naa indi yu bëri ci réew. raison pour laquelle président de la République yoon may ko ci cabinet mu jël ñu ko doy ñu koy xelal ci ay fànn boole. noonu nag lañ jël leen tànde ay chargé de mission tànde conseil spécial ministre conseil. ñu constitué cabinet président de la République man nag. ma bokk ci ñi nga xam ne président Macky Sall defal na leen honneur. choisir leen en tant que ndaw ñu nekk ci biir cabinet en tant que chargé de mission chargé de mission. macha allah donc ñu koy doxal ci ay kuréel di ko ciy doxal ak di ko doxal ci yenn mbir si buñ ko santee. ñu koy taxawal ci yenn yëpp wala di ko demal ci mbir ci buñ ñu ko santee. maanaam ngeen nekk ndawam daal. waaw am na yoo xam ne tamit du ñu xaar ñu sant ñu ko bu ñu ko gisee war koo dox ci mu jëm ci askan wi muy jafe-jafe wala muy lu ñu war a solutionné duñ ci xaar. mu ñu koy sant dañ koy def. macha allah ndax tamit loolu mooy suñu ressort. macha allah ki ñuy jàppale moom.
moo yor réew mi donc koy jàppale ku nekk yor réew mi boo gisee loo xam ne toll na ak sa niveau. nga war ko mën a saafara dañ koy saafara. macha allah loolu mbégte lañ ci am ñaari yoon benn bi ngay jeune nekk ndaw di liggéey ci wàllu googu waaye itam nekkaat itam doomu dëkk bi ñu gis la itam ci lu bëri bëri ci li nga xam ne da nga koy dox ci wàllu social. est-ce que du loolu itam moo la ubbil buntub nga mën a di jokkale nit ñi ak ci li nga xamante ni moom la ñuy soxla ba nekk un homme social. waaw bon simplement man li ma gëm mooy au-delà de la politique dama gëm jàppalante doomu aadama dañu war jàppalante. parce que man dama tàmbale ci mouvement associatif ba yegg si fi ma yegg si. donc le mouvement associatif mu la ko waxee ak mouvement nawetaan donc doonte yàgguñu ca mais bu dee mouvement nawetaan yàgguñu ca mais am na benn vécu buñ ci def et ça nous a permis di am partage ak am solidarité am xol bu laab mën a bokk mën a taxaw ci soxlay doomu aadama yi loolu moo ñu tàggat bi ñu doon ndaw ba ni ñu toogee donc nag te mën nañu wax ne kër gi ñu juddoo tamit muy kër Baye Fall muy Cheikh Ibrahima Fall ñu nit dañ ñëw tàggat ci wàllum social boo xoolee Cheikh Ibrahima di social du travail waaw Baye Fall moom bu ñu nee social rek moom ci Baye Fall la donc kon ñun normalement kon loolu warut a doon lu bees jafe ci yéen warut a doon lu bees ci ñun parce que dafa fekk ñun ñu judd ci màgg ci yaru ñu tàggat ñu fekk suñuy kilifa nekk ci donc suñu nekkee ci dëkk nag nit nag dama ne bu nekkee ci dëkk jànge fa juddoo fa ba mu feebare ñu faj ko fa mu dem ba màgg jànge fa ba jóge fa jeexal fa jàng ba génn dem jànge ji biti bi ci daara yi kawe yi war am as ay diplôme yi nga xam ne tamit war naa mën a tax mu jariñu réew mi war naa bàyyi xel ñi nga xam ne ñoom la bàyyi ginnaaw surtout war naa bàyyi xel fa mu cosaanu ak fa mu dëkk lan la mën a dellu foofu jariñ ko fa man nag fi ma nekk tey ji li nga wax laay rejoindre man président Macky Sall tey ji dama koy sant gannaaw ma sant yàlla suñu borom ak suma ñaari waajur suma sëriñ mooy sant président Macky Sall parce que président Macky Sall moo tax ñun ñu mën yenn activités yenn actes yi ñuy def en matière sociale qui vise aussi à appuyer les femmes vers le développement l'émergence loolu président Macky Sall moo tax fi mu ma teg position bi cabinet bi mu associé moo waral ma am loxo bu gudd boobu wala làmmiñ baat bu gudd boobu man ko indi ci dëkk bi jigéen ñi ci jariñu ndaw ñi ci jariñu macha allah parce que on a eu à faire des formations pour les femmes attribuer leen ay matériels loolu sax mooy doon sama question bi ci topp mooy comme da ngeen di yëngatu ci wàllu social lan nga gis ne moom la askan wi xeetu Touba gën a soxlawoo ci ku leen ciy dimbali waaw tey Touba li ma gis man ne ñoom leen gën a soxlawoo tey ji mooy que Touba liggéey yi fi nekk la majeure partie des habitants wala suñu waajur yi wala suñu rakk yi fi nekk amuñu tàggat formation maanaam formation amu fi maanaam amuñu benn qualification ci métier lu dul loo doon ñu ne ménagère maanaam ca kër da ngay xëy toog sa kër wala di xëy dem ci marché bi loolu la mais nag dañ ne léegi nag pour que nit nga jàngal pour mu dem développement faa nga jàngal ko am au minimum benn mën-mën mu mën dara waaw ñu ne lii bu ne la këpp loo mën nga ne man ka tàggat na ma ci lii nangam d'abord foofu il faut que nit am qualification pare surtout qualification boobu nag tey jii président Macky Sall ci à travers ONFP à travers 3FPT teg na dispositif yooyu mu war a encadrer ndaw ñi ak jigéen ñi ci naka lañ leen di mën a tàggatee ci ñu am métier moo xam bu dee ndaw ñi la boo bëggee doon mécanicien am na léegi ay formation centre de formation encadré par l'ONFP par le 3FPT ngir ñu tàggat nit ñi jàpp may leen ay mois de formation ndaw ñi mën a dem jàng ñoo xam ne seen njàng yàqu na ci wala amatuñu espoir ci école bi léegi nag ñu war a retrouver am qualification professionnelle macha allah léegi nag loolu nag état teg disposition léegi li des disposition yooyu boo xoolee dispositif yooyu ONF 3FPT teg na formation pour ndaw jigéen ñi tey jii boo gëlee saponification muy wàllum saabu ak eau de javel tey jii jigéen ñi mën nañ leen tàggat ñu koy defar di ko jëfandikoo tey jii boo gisee tamit xam nga lii ba leen produit bi dañ koy jëfandikoo ñoom chaque jour buñ ko defar dañ koy jënd ci boutique bi léegi bu ñu ko mënee defaral seen bopp ça devient plus intéressant nga jël teinture ñu ne la cuub tey jii ñoom ñëpp mën nañ ko wala dañ naan dem di ko fay ñu leen koy cuubal léegi ñu tàggat leen ba mënoon ko seen bopp gox boo xam ne nag tàggat nañ ñaar fukki jigéen ñu mën a def dajaloo dara seen bopp di cuub gox ba yaakaar naa dootuñu jéggaane ke feneen di dem cuublu dañuy yem ci ñooñ nga jël ci wàllum transformation fruits et légumes ñoom ñëpp mën nañ
fiduciaire jëm defar ko def ay jus naturel ñu mën nañ ko. bu dee gone yi nga xam ne dañu yor seen diplôme te xamuñ fu ñu jëm nag ñoom est-ce que bàyyi nañu leen xel ci wàllu tàggat gi. am diplôme te amuñu fu ñu jëm. waaw xam nga loolu question de l'emploi la loolu emploi la insertion la ñuy wax. insertion y a une direction chargée la direction plutôt pour moi chargée de l'insertion sunu benn naataango di sunu camarade de part dëkk Diourbel jor ko. mu nekk ci ministère formation professionnelle. y a la direction de l'emploi aussi dirigée par notre frère Pape Moudou Fall. ñoom ñooñu ñëpp nag yaakaar naa ne ku yor diplôme pare boo demee ci vers eux daañu la mën a tàggat daañu la mën a jàppale orienté la ba nga am kii parce que état. teg na ci à leur disposition benn programme état employé benn convention état employeur boo xam ne. dafay accompagner les entreprises pour que ñu mën a récupérer wala téye wala mën a recruter des jeunes. pour que ñu mën a am emploi léegi parce que am emploi état du ko joxe état du joxe emploi dafay mettre les conditions pour que hommes d'affaires yi comme tey jii Rafah TV Group. ñu mën a accompagner leen ba ñu jàppale leen seen i salaire ba ñu mën a jël ay ñaari caméramans supplémentaires wala ay réalisateurs supplémentaires. noonu la demee léegi nag état nag mooy teg dispositif yi accompagner groupe bi mën a jël. mais état mënut a recruter. les grandes entreprises tamit noonu la état di def ak ñoom te ñoom ñoo recruter. léegi nag li nga wax noonu point boobu dama ciy des parce que c'est intéressant parce que y a un problème d'emploi au Sénégal. surtout waaw dama koy nangu. les jeunes peinent à avoir de l'emploi mais loolu tamit moo tax may la tey jii ñun ñu jàng ba dem suñuy diplôme keneen jàng amu diplôme mënoo bul yem ci sa diplôme. boo yaa ngi wut emploi amu ko emploi il y a d'autres perspectives qui est devant toi. mooy perspective yi moo di tey jii boo xoolee ANPEJ a ngi fii FONGIP a ngi fii DER a ngi fii yeneen promise a ngi fii. mën nga entreprendre wut sa projet dem fa boo demee wut sa projet dem fa teg ñu sa nga financer la ko nga liggéey tey promise par exemple promise exemple financement islamique la pourquoi je parle de promise parce que promise fii dëkk diine la. li ñu sàkk mooy que lépp lu ñuy financer lépp lu ñuy jëfandikoo mu xalal l'islam nangu ko. tey jii tamit intérêt bi bañ am doole. te fee promise dañ lay jox maanaam boo bëggoon tey jii ne kat Rafah groupe ñëw exemple mu ngeen baal ma nag tout le temps maa ngi jël Rafah groupe. Rafah TV. ñu ne tey jii Rafah TV ab organe de presse la. léegi dafa bëgg a yokk ay moyens logistique am supplémentaire mën na def projet dafay projet damaa bëgg nangami caméra wala ay écran géant wala ay meuble damaa bëgg a yokk sama capacité wala jënd oto pour sama mobile day bind projet bi bu bindee projet bi. dem proposer ko dem teg ko promise ak facture pro forma wu matériel yi mu soxla. léegi promise ñoom seen biir. ñoom ñooy xool seeni commission ay imam ñoo ko constitué ñoom ñu jàngat ko buñ ko jàngatee ñu naan lii kat l'islam nangu na ko bu ko l'islam nangu rek amul problème. ñu xool bal projet bi tamit ndax ku loo ko jox di nga ko mën a fay boo ci liggéey di nga ci mën a fay. xaalis bi ñu la jox. dana mën a génnaat. léegi ñu validé bu ñu ko validé rek bu ñu ko validé. yow dañ lay ñoom nag bu la financé du la jox xaalis. dañ lay jox matériel maanaam facture proforma bi nga leen fournir. ci moom la ñuy sukkandiku woo kan ko numéro xam nga facture proforma dina am numéro commerçant. commerçant waaw. su ko defee nga ñoom ñu woo ko ne ko tel matériel kat yaa ko jaay yaa ko kee diw dafa ñëwoon bëgg ko jënd ci yow. Rafah TV da ko bëggoon jënd ci yow ñu ne waaw. nga dem jënd ko ñu ñëw indi livrer le matériel yow nga tàmbalee liggéey. amul intérêt mën nañ la ko lebal fii ak 2 ans 3 ans du am intérêt. ni ngi leen la ko joxe woon noonu la koy def ci joxin bu yomb bu sell. loolu xam nga tey jii ku yokk capacité bi ku yokk ay caméra di nga yokk personnel. mais li ngay wax nii est-ce que gars yi carrément boo demee ci terrain bi sur le terrain réellement est-ce que noonu lay amee parce que souvent gars yi. waaw actuellement nii. loolu noonu lay amee. actuellement nii may waxante noonu la amee c'est-à-dire nag Sénégal tout est une question de procédure. ak dafa metti je comprends li nga xam nga. parce que li ngay wax dafa bokk ci développement. parce que jàppale jeunesse yi ak entreprise yu ndaw yi. c'est intéressant tey jii ma wax la tey jii bu démb. indi nañ fi ay lot de Jakarta ay frigo ay moulin ay machine à coudre yoo xam ne promise da koy jàppale jigéen ñi. ñoom ñu ciy liggéey di fay. ñii ay durée de rentabilité wala de versement wala paiement bi ay 2 ans 5 ans lay doon. yoo xam ne maa amul intérêt ñoom dañuy jël machine bi yooyu tey jii ba démb da ngeen gis benn kilifa goo xam ne Cheikh Abdou Guèye Fama jox nañ ko ay matériels yoo xam ne pour jigéenam danañ continuer ko noonu la demee. léegi nag loolu nag c'est-à-dire il faut que problème manque de communication dafa am. parce que communication dafa war a yegg ci au-delà de nous les politiciens
wala ñun ñi nekk ci gouvernement bi dafa war a yegg ba ci ki nekk ci suuf. normalement ngir mu gis ci que boppam. ndax président Macky Sall bi muy nàmpatal wala di xalaat projet boobu di teg alal ju ni toll tegu ko woon pour Abdoulaye tegu ko woon pour waa APR tegu ko woon pour politiciens yi da koo tegoon pour waa Sénégal. Sénégal nag amul xaaj ak seen ki woteel beige marron ki woteel orange baak bu woteel vert. ñëpp ci bokk yam ñëpp ci bokk yam. parce que aujourd'hui le président c'est le président de tous les Sénégalais. Ce n'est pas le président de l'APR. mais nag ni nga wax nii noonu la war a demee. mais nag souvent nag des fois affaire politique ñu ko ciy dégg. Sëñ Abdou Lahad man damay d'accord ci li nga wax. je suis entièrement d'accord avec vous. parce que dama d'accordul c'est-à-dire parparloo mënul ñàkk ci doomu aadama àdduna parce que nag li tax mu ne parparloo mënul ñàkk ci àdduna tey jii moo ngi ne ngay xëccoo ngay xëccoo. ñi ànd ak man xëccoo li ma ba ma jot ci tey jii lu mu mënti doon àdduna. bu toogee boo demee ba xëcc ba nga jot ci. war nga ne bàyyi xel. xam nga au lieu bala ngay sédd keneen. faaw nga sédd li bay sa wew tànk mais nag dañoo war a xool qualification yi. surtout maanaam tey jii ñii sédd. lan lañ toll ak lan lañ mën ba pare. su ko defee nga doog leen cëdd. boo leen cëree pare bu dee le camp adverse bi nga doon xëccoon. am nañ des gens qui peuvent faire ce qu'on te demande de faire nga jël leen man noonu laa gis. mais nag y a un manque de communication. te jàpp naa ni tey liñ ciy def. su di profiter occasion tam ngeen baal ma. di jaale Fat Diané mi nga xam ne moo jiite mooy coordonnatrice fa promise waajuram bu góor génn àdduna démb ñu koy ñaan yàlla suñu borom xaare ko àjjana te yéexe ñu ko yooyu noonu. xam naa ne waxtu wi gàtt na parce que li nga doon développé dafa am solo mënuñ koo ñàkk ba ñu déglu te itam du ñàkk beneen yoon danañ ci gën a amaat waxtu gën a yaatu parce que lu am solo la muy wàllu solidarité wàllu dimbalante surtout nag ak formation bi nga xam ne wax nga ko jëmale ko ci jigéen ñi. loolu tam xam naa benn moo bu gàtt rek pour ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu nekk ay mbootaayu jigéen di góorgóorlu bëgg intéressé wu ci lu mel nii wan yoon la ñu mën a jaar ba mën a am accès ci projet bi nga xamante ni yéen a ngi koy taxawal. waaw tey jii bu dee mbootaay yi la te ñu nekk fii. nanu dem pôle emploi bu Mbacké. pôle emploi bu Mbacké fan yii di ñëwaat bu ñuy reprendre les programmes étatiques peut-être. wala remaniement am wala ñu bàyyi gouvernement ba tàmbaliwaat seen activité étatique danañ continuer 72 heures des pôles emploi tàmbali nañ ko Dakar dafa war a yegg ci région yëpp fépp pôle emploi am entrepreneuriat am tey jii Mbacké pôle emploi bu département bi couvrir département Mbacké bi yëpp moo ngi nekk ci yoonu Tib bi maanaam boo weesoo Kayel sur la route de Kayel maanaam fi ñu def stade bi Mbacké bu bees bi bala nga fay yegg da nga gis benn kër maison bu ñu def pôle emploi Sénégal service lañ ci bind. moo ngi lay féete ndeyjoor foofu lan dajale lépp limal nit ñi lépp am nañ fay ay ndaw yu leen fi toog moo xam ONFP 3PT DER ANPEJ FONGIP ñoom promise direction de l'emploi ñu ñëpp am nañ fa ay ndaw yu leen fi toog boo ñëwee dëgg leen daan la wax daan la encadré orienté la ba nga mën a bokk ci ñiy bénéficier ci formation yi ñuy wax yi boo amee GIE da ngay yóbbu boo amee ñeneen da ngay yóbbu. est-ce que itam yéen a ngi def collaboration entre vous ak certains daayira yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi mën nañu ci tudd ko mel ne Touba ca kanam est-ce que ñoom commencé nañ di interpeller wu vers vous wala ba léegi gisagul leen ci wàllu googu. waaw Touba ca kanam moo ngi ci parce que moo ngi bénéficier de ce programme. Touba ca kanam dem na ONFP. dem na si je me trompe pas dem nañ 3FPT aussi direction de l'emploi dem nañ fa waa Touba ca kanam équipe direction Touba ca kanam ñoo ngi may dégg yaakaar naa ñoom ma fëri ak ñoom suñu laat jiili ñoom demoon nañ gisoon naa ñu dem ci ONFP Soumaré bi ñu demee ci Soumaré c'était pour yaakaar naa ils ont am na sax jot nañoo former ay jigéen fii ci turu Touba ci kanam yaakaar naa ñoom te dañu waroon teg benn centre d'incubateur boo xam ne pour former jigéen ñi ngir que li ñuy jëfandikoo ci màggal yeeg yu mel ne ñu mën ko defar loolu ñoom état accompagne par le biais de l'ONFP. ok merci beaucoup kon mbokk yi dégg ngeen waxtaan wi Serigne Abdou Lahad Faye moom la ñu dalal mu nekk chargé de mission à la présidence de la République en même temps nag mu nekk coordonnateur mouvement ànd defar ëllëg sëñ Lat ñu jugee tuuti ci wàllu solidarité ak ci ñëw ci nag politique bi mouvement bii nii mën nañu gën a xam ak mouvement bi kañ la taxaw ak ci yenn principe ci lay dox ak kan ngeen yéene ngir jàppale ko ci ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu politique ci réew mi. waaw bon tey jii man jàpp ne mouvement ànd defar ëllëg bi mu sasoo ba léegi bu tollee ci at ci lay yam riir bi nag moo ñu ëpp doole ba. da ngay jàpp ne am na fi ay kii mais nag wax dëgg yàlla bu mu mëntee at tamit ci yam
c'est-à-dire nag li tax nag tey jii ñu am engouement boobu am détermination am ampleur boobu c'est parce que on a parmi nous des jeunes des femmes des responsables yoo xam ne dañoo gëm li ñuy def gëm projet parce que ànd def ëllëg c'est un projet au fait c'est un projet à long terme pour le futur c'est un projet boo xam ne jàpp nañ na lañ koy jariñoo li ñuy teg di ko concevoir di ko teg sur le place ñun duñ ci jariñoo ñun dañu jàpp ne suñuy ëllëg wala suñuy doom ñoom daañu ci jariñu maintenant au-delà future génération bi ñëwaat voilà au-delà mais nag duñ wax loolu ba ne moment bi dañu leen laisser en rade parce que actuellement on est en train d'organiser les femmes de les orienter ci am financement de les former xam nga loolu ñoo ngi koy def social ñoo ngi koy def mais façon bi ñuy tëggan bi ñu bëgg a tegaat politique nii ak façon planning politique bi ñu am vision politique bi ñu am ci dëkk bi loolu mënut a xëy sotti parce que dañu bëgg indi beneen façon politique bu bees c'est un projet quoi. kon mouvement bi itam mouvement politique la en même temps. waaw c'est un mouvement politique. moo tax ngeen di jàppale kan. waaw mouvement c'est un mouvement politique on soutient la personne du président Macky Sall. qui est le président de la République di benn président APR. donc nous identifions au président de la République président Macky Sall dañuy jàppale. et que mouvement moom lay jàppale ba président yeggale mission ak. ku ne jàppale président li mu soxla tey jii nii ci ku ko jàppale muy élection législative yi mu am majorité est-ce que itam yéen a ngi ci biir coalition bokk yaakaar Benno Bokk Yaakaar est-ce que yéen a ngi ci ak itam nan ngeen ci duggee ak benn taxawaay ngeen am ci campagne bi ba mu tijjee ak léegi. waaw loolu tamit sëñ Abdou xam nga ñun mouvement bi est composé de jeunes et de femmes on a 57 groupements de femmes liggéey bi ñuy liggéey ni c'est très difficile mais c'est structuré parce que tey jii xëy na sunu yeneen gars yi suñu ñëwoon dañ lay indil papier tegal la nga dut ci baaraam te vous allez voir vous-même di nga ci gis li ñuy wax lépp c'est écrit et c'est justifiable maanaam nous sommes composés de 57 groupements de femmes issus de différentes zones quartier périphérie Touba yëpp mën naa la wax ne la néew na foo cay dem te du ma la identifier ñaari groupement ba ñetti groupement yoo xam ne ñoo fa nekk te ñooy liggéey ak ñoom te soo demee ñu dut baaraam ci loo xam ne jëflante nañ ko ak ñoom ci wàllum jàppale leen. ñooñu nag ci ñooñu leen tàkk sa nit ak say ak les jeunes les étudiants les jeunes ak ñeneen ak responsables ay des adultes yoo xam ne suñuy mag leen. ñu ànd ak ñun ñooñu lañ tàkk dañ ne Benno Bokk Yaakaar nu président Macky Sall la ñuy jàppale Benno Bokk Yaakaar mooy parti bi mooy coalition bi dem élection. mais boo xoolee ñun mouvement bi ñu amee dafa am démarche am bu personnel démarche personnelle mooy que parti bi mën na fi nekk coalition mën na fi teg mais ñun dañ préférer nag. dem de notre côté demal suñu bopp de côté ñoom ñu demal seen bopp. léegi nag parce que ñun bu ne la 57 groupement de femmes nga war a def tour bi kon yow am nga métier am nga activité. donc yow jëlatul ngay topp ñee di ànd ak ñoom dem ak ñoom. man nga am defar sa propre calendrier raison pour laquelle nous avons fait notre propre calendrier. teg ko calendrier boobu nag moom lañ déroulé depuis le 14. parce que nous avons commencé la campagne depuis le 14 juillet. 14 juillet nag ñoo ngi noonu wër ba démb ni ma la xam ni ñoo ngi woon Saam ba Xutun Barak. ak Madiana 4. mais est-ce que itam comme mu tegu ci yoon ngeen rangé wu rek ci ñi nga xam ne ñoom la fi président jiital ngeen topp ci seen ginnaaw. waaw mais man mii di wax ak yow ñun dañoo rangé wu parce que sëñ Gallas Kaltoum. suñu wàccee ak tout le temps man bokk naa ci membre directoire ñu koy jàppale ñu koy orienté. parce que loolu da ci am solo nag mooy rangé wu Cheikh Abdou Guèye Fatma on partage Cheikh Abdou Guèye Fatma dañuy partage ci yu bëri te dañu ko accompagne activités yu bëri. yeneen candidats yi que ce soit à Mbacké que ce soit fii feneen démb ñoo ngi woon ak Cheikh Bara Gueye ci Daaru ak bi mu rencontré les opérateurs économiques ñi jaay gerte gi fii ci Mbacké gaar bu ndaw. donc nous amuñ ci frontière c'est-à-dire nous sommes dedans mais pour le ñu dañoo am gis ni bu ñuy awee nii ne ñuy aw. ngeen aw nee ndax Touba dafa yaatu département dafa yaatu. donc bu ñu bëggee def bloc di dem du sotti. comme ñun yàlla suñu borom boole nañu tey jii ñu amaat boole ñëpp booloo di liggéeyal benn nit. di liggéey pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar na kenn ku ne aw si sa fi nga mëne. surtout yéen ñi nga xam ne da ngeen a amoon xas aw yoon. voilà parce que ñun wutuñu nit ñu wees. ñun dañoo am ay nit yu nekk sur place di ñuy déglu. di xaar fale na bu élection jotee nga delluwaat ci ñoom. jox leen orientation yi wax leen ne leen fii leen bëgg ngeen dem fa. loolu rek moo ñuy wax sax mais nous sommes en bon terme en bon
en bon accord avec les autres candidats, les responsables Benno Bokk Yaakaar qui sont ici. sëñ Blaat ñi ngi dëgmal ay élections législatives muy am importance ci taarixu Sénégal ndax ci la ñuy tànnee député yi nga xam ne ñoo ñuy toogal ca l'Assemblée ba nan ngeen di maanaam defee bilan yéen en tant que ñoo xam ne dañuy jàppale APR président surtout ci législature 13e législature bi nga xam ne moom la ñu romb ban bilan ngay teg boo fekk yaa ngi def bilan ci législature boo xamante ni bëri na ay jaxasoo lool gis nañ fa ay xeex ay saagante gis nañ fa itam député yoo xam ne jàpp nañ leen ci passeport gis nañ fi itam ay député yoo xamante ni wax dëgg yàlla salfaane nañ seen balaanum kiiraay ma ak député yoo xam te tudd nañ leen ci wàllu xaalis boo doon boole loolu lépp mu doon ab bilan yéen en tant que ñu bokk ci féete ci camp président lan ngay def mu doon ab bilan. waaw d'abord damay ñaawlu encore une fois damay ñaawlu li nga wax c'est une réalité qui est là li mu amee lu négatif am na lu positif ci bilan wu 13e législative mais nag damay nangu li nga wax mooy que y a des choses qui se sont passées ci 13e législative yoo xam ne jékku rafetul te du exemple du modèle waruñu ko du laj bu ñu war a bàyyee xale yi wala ñun suñu génération wala ñu war a ñëw rafetul ay député bu njëkk nañ naan dis ay modèle royukaay ñu war a kaasal askan war a wane bi yoon mais nag bu dee ñoom dañoo dem ba di dugg ci yoo xam ne réew mi charte réew mi wala loi daganalu ko wala da koo sib loolu moom ci ay mag yu koy def loolu moom ñun ànduñu ci te dañ koy ñaawlu donc yaakaar naa ne loolu tamit état jëf na ca lam ci war a jëf en termes de sanction wala ak yenn décision parce que ñii may tuddal ñu tuddal leen ci liste tuddal leen ci xaalis tuddal leen ci ay passeport ñooñu ñëpp tey ji sunu parti lan bokk président la àndal tey bi ñu jàppale ñooñ bi ñu jàppale président yàgg na mais tey ji président Macky Sall bëgg lu set ak lu sain lu wér loo xam ne amul benn naatable tamit lu xam ne tamit dafa cohérent par rapport ak vision démarche am muy dëggu ak leeral ak bu set loolu moo waral moom mu écarté leen ci yéesam tey jii tamit sanction yi waroon dal ci ñoom bàyyi na yoon dal sanction yi dal ci ñoom malgré ce sont nos camarades de parti te camarades leen yoo xam ne tamit yéenuwuñu leen ko mais nag danoo jéggi yoon faaw yoon dal ci seen kaw te président Macky Sall gis nga da cee taw te dañ jaaxal naay nëtt ci et puis bi mu tollee ci jël décision tabb ci listam dugalaatul leen ci te pourtant il est député loolu te ñu ko doon jàpp. loolu moom lu baax la initiative bu baax la man damay invité opposition bi tamit. ñu def li ñu mel parce que ku ñu député bu ñu am na fi député ni ñu tuddee député yu am. ci majorité bi am yu nekk ci yu luubal yu jël xaalis di ko doon xas ak ñu doon trafiqué passeport. noonu lañ tuddee ay député. yu féete ci opposition yu doon saaga ci biir assemblée nationale. yu doon xeex ci biir assemblée nationale. noonu lañ tuddee député yoo xam ne dañ leen tuddee dañ leen jiiñ mbirum viol. te loolu jàpp naa ni tamit kooku kin ko jiiñ sax man. kooku moom bokkul sax ci député yi moom normalement bokkul sax ci liste yi. mais moo ngi battre campagne te investir doon ko ñoom ñoo def erreur bi ñu defee erreur moo waral demuñu mais nag. imagine bu demoon bu liste bi jàlloon. kooku est-ce que du war na doon royukaay est-ce que kooku war na doon image parce que yow man mënuñu ma jiiñ dara tey ñoom yaa ko def yow ngay aspirer doon kilifa ci réew mi wala bëgg a jot jiite réew mi nga di député yow député da nga fa war a nekk askan wi taxaw nga tooñ kenn ci askan wi kooku yóbbu la ci yoon nga ne doo dem ci yoon. mais dama jàpp ne ñoom député opposition bi bu fekkee am na ku leen war a sanctionner peuple bi la war a doon. mais dafay mel ni yooyu nga wax cas yooyu nga cité peuple bi dañ ko bàyyi mu sedd. waaw mooy li ma la wax y a deux poids deux mesures xam nga tey jii état nga nekk ci dafa xaw a doy waar parce que dafa délicat parce que yow loo def rek mën na susciter problème. bokkul nag ki nekk opposition lu mu def baax na loolu moo fi am. mais tey jii dama def benn affaire ne la ñoom opposition bu doon li ñuy wax gëm nañ ko te li ñuy gëm gëmloo Sénégal leen ñor. Sénégal lañ bëgg mu avancer danoo bëgg def éthique déontologie teg ay lépp ci yoon ñoom seen bopp seen conscience wu leen doon may dara benn seen concitoyen yi di leen topp di leen tuumal ci dara yoon am lañ teg ñoom war laaj leen seetaluñu seen bopp ba pare dem di soobuwaat élection loolu wóor ñoom ci boppam bu dee réew mi la ñoom ñoo ko wut a nangu mais nag xam nga li lay wan ne la yëf yi daal da ngay tuur lëndëm Sénégalais yi ba am li nga bëgg mais loolu la nekk mais heureusement plutôt pour moi le Sénégal yaa ngi commencé yeewu parce que nag li tax ma ne Sénégalais yaa ngi commencé man damay def constat bi tey damay def visite yi bi ñu day def tour ci quartier Touba yi bu sa mun demee damay wax ni maa ko dund boo wàccee
booy ndaw yoo xam ne leer na ne extrait de naissance amuñu ko ñooy ñëw du ci ruubi di la wax Sonko seen yaay ak seen papa yi da nga leen di fekk ñu toog ci seen siège de la xaar donc il y a une prise de conscience qui commence à se faire aussi ci sénégalais yi te ñooñu lañ soxla parce que ñooñu fii diggante fii bu en tout cas pour xale yi ndaw yooyu moo xam naa ne pour ñu am matukaay pour mën a wate di leen dese 10 ans ci kanam waaw 10 ans wala 15 ans léegi nag seen yaay yi nga xam ne jamono ji nga xam ne pétrole baa ngi fi si leen gën a soxlaa ku téye réew mi ñu xool réew mi ci loxo yi kan lañ koy teg mu teg ko ci mu téye ko téye bu sell boo xam ne pétrole bii di ball ak gaz bii ñu mën koo jariñoo kooku il faut ñu teg ko ci loxo yu wóor ndaxte ji y a pas mal d'opposants yoo xam ne jug nañ di laaj réew mi mais xamoo lu nekk seen ginnaaw lu leen animé ak kan moo nekk seen ginnaaw. surtout da ci am parce que tey réew mi nañ bàyyi attention nañ bàyyi xel ne gaz dafi am pétrole dafi am. am na ñoo xam ne ñoom lañ ko joxoon pour ñu war ko exploiter bi président Macky Sall ñëwee ñu gis ci njariñu réew mi biñ leen ko joxee njariñu réew mi Sénégal amu ci intérêt bu bëri. pourcentage bi am na président da koo annulé fay leen indemniser leen ñu dem ñooñu dañoo nekk ba tey bawuñu. ñooñu ba tey ñoo ngi engagé ñoo ngi nekk ci ginnaaw ay opposants di leen jox xaalis pour que ñu yee fitna ci réew mi te xam nga fitna moom réew yi am pétrole yëpp ban bëggee teg seen loxo ci pétrole ba européens yi ak waa bitim réew bëggee teg loxo ci pétrole leen def mooy yee fa fitna. Libi pétrole moom bëri na réew muy feeñ moom fitna da cee yeewu. waaw Libi buñ ko géré wu nañ ko war a géré. Libi dëgg réew moo xam ne yow courant dañ la koy fayal doo ko fay carburant yaakaar naa doo ko jënd wala yomboon na. boo bëggee ñu lay fay yow boo liggéey ñu lay fay dund ko yomboon na. léegi loolu loolu foofu Libi dama lay exemple Libi lan moo waroon a indi coow foofu Libi xam nga wutu am coow. ndax bokk na ci réew yi ëpp coow sax de fi mu toll nii. ba parce que xam nga tax bi ñu bëggee teg bi leen Kadhafi bi mu tegee ne leen carrément dama bëgg Afrique demal boppam teg banque africain teg lépp ñu xam ne kii fa mu jëm baaxul te moo ngi commencé yee bopp africain yi. ñu ne kii tamit teg la na leen condition ci affaire pétrole bi ay pétrole yu ñu doon yooyu yëpp tegal na leen condition yoo xam ne arrangé wuñu ñu ne léegi nag def xam nañ ne jël ay jël di leen ruux jël ay milice yoo xam ne tey y avait des Sénégalais y avait des Gambiens y avait des Guinéens yoo xam ne ba tey ñoo ngi fa. ñoo xam ay milice leen fay leen xaalis weex taal jël ay avion def ci ay armes di leen ko largué ngir ko jël ko di xeex te ña fa doon xeex ñëpp doon ñun ay Libyens engagé opposition ba. opposition bi dal ci kaw. en tout cas bu fekkee dégg naa li nga wax ci surtout pétrole bi nga xam ne moo fi feeñ te ñu war a toll ci exploité ko war nañoo gën a sévéraat bu baax ci tànnin wi ñuy tànn député yi surtout nag bu baax a baax ñi ñu war a sanctionné ñu sanctionné leen ñi nga xam ne peuple bi moo leen war a sanctionné peuple bi moo war a jël ay décisions fermes pour sanctionner ñi nga xam ne président moo leen war a sanctionné moom itam gis nañu comme ni nga ko waxee dégg nañu ko mais gis nañu nag bi nga xamante ni ànd sàmm jikko yi déposé nañ seen mémorandum boobee ca assemblée ngir ñu voté ko te mu doon loo xamante ni bëri na kilifa diine yoo xam ne signé nañ ko dañ ko révisé amoon na juróom-ñeenti député su ma jëmut ba ci président Moustapha Niasse mi nga xam ne jël na retraite am sax yaakaar naa amoon na ca part de responsabilité bu mag a mag donc léegi ñooña nan la état président nan la def ak ñoom ci législature bi nga xamante ne mooy 14e bi. waaw xam nga avant ñu def loi boobu dafa amoon lu ko jiitu woon mooy que président Macky Sall dafa jëloon dogal bi fi Praco-Ba ñëwee li ko fi indi woon mooy daggal impôt ñëpp ñu dem góor jigéen. président Macky Sall publiquement fi mu taxaw mu ne ko ñun pareeguñ def ko te duñ ko def. le premier ministre canadien. ñëw fi. moom itam ñoom lobby boobu mandaté ko mu ñëw fi bëgguñu indil ay financement ak ay projet mu ñëw taxawaat waxaat ko président Macky Sall ne ko sunu réew duñ ko def feek en tout cas feek maa ngi fay def de duñ ko def pareeguñ pour def ko. te duñ ko def. ñu toogaat 31 décembre ñëw président di wax ak askan wi ak sa réew mi. mooy émission yooyu yu mu doon may journaliste yi bi mu ko mayee li mu wax mooy feek maa ngi fiy ne. mbirum góor jigéen duñ ko daganeel fii. mais nag dem na ca iTélé ca France su ma juumut ne fa ils sont libres nañ kon c'est-à-dire kon ñun libre googu nga xamante ni libre nañ ko ànd sàmm jikko yi loolu lañ bëgg a dindi carrément mu doon loo xamante ni dañ koy dugal mu doon nekk. mais sëñ Blaat. waaw man ma wax la benn affaire. waaw mën na la jox lim. ci prison yi Dakar boo fa demee da nga fekk ay ñoo xam ne pour. yooyu affaire mbirum góor jigéen la. mais xam nga nag dafa desee leer Sëñ Blaat. xam nga boo ne acte contre nature. soo waxee loolu rek
déjà dafa xaw a desee leer par rapport ak loi bi ni mu war a leeree parce que loi dafa war a leer. yow xamoo ñun téye ci acte contre nature actuellement. mais acte contre nature lañ mënta comprendre mooy la. acte contre nature mooy acte boo xam ne jéggi na ak lu safaanoog la war a am. la war a am même bu fekkee da nga ko defee sa biir nekk léegi nekkatul acte contre nature. parce que gis nañ fi ñun jàpp ci gàmmu ak Kaolack Medina Baye ñoo xamante ni dañ leen a jàpp bett leen ñuy def seen mariage yu góor jigéen mais dañ leen a mujj bàyyi est-ce que loolu acte contre nature la. waaw non acte contre nature mais tamit li ma leen leer mooy li tax ñu ils sont libres président waxu ne ils sont libres maanaam yow booy naan di maanaam nga jégal ma ci kàddu kuy tux wala di naan di làqatu. di nëbbatu boo jengee. di làqatu ci biir néegam. moo loo ko dara dëkk bu sell bi da nga ko fi aaye. mais est-ce que mën nga waat ne am kenn defu ko fi. mais kuñ ci jàpp itam kuñ fekk sëriñ nga dañ lay jàpp. waaw d'accord mooy dama ne ku tëdd toog ci biir néegam. waaw di ko def di làqatu. waaw fekk teew buñ la bët. yow tu es libre. tu es libre léegi nag dama lay bëgg wax ne la liberté Sénégalais bu ne ci droit am dafa am liberté am. léegi da laa bëgg wax ne la moom man ni ma déggee jàngatu waxi président mooy que ñoom ñëpp ils sont libres nit ku ne il est libre. les libre nga doon murit nga doon tijaan nga doon leneen mooy comme ni nga libéré doon leneen léegi li nga doon nag yaa jël sa loo doon rek jëlal sa responsabilité. maanaam xam nga baatu libre nag dafa yaatu lool dafa vague. mais tey jii ki jël liberté am ak décision am ak responsabilité am ne ma damay jëfandikoo ñax mi wala damay tux. kooku tey jii ñu ne la tux mii kat daan sangam lañ ciy def. la ci état def. yow nga ne da nga koy def mooy que engagé nga sa responsabilité. mais par exemple bu fekkente ni da ngaa jël par exemple laa lay jox boo ne woon terroristes yi ils sont libres est-ce que loolu dafay signifier que ni. waaw d'accord xam nga man damay rejoindre pour loolu c'est juste pour expliquer la mais damaa bokk yow gis-gis. parce que ñun ay Sénégalais lay murit leen ay jurit leen. gis-gis ma bokk ak yow mooy bi ñu envoyé loi bi on devait même pas renvoyer annuler man su ma gis. man boobu ma nekkoon à leur position. du ma ko renvoyer surtout ci jamono jooju. dinaa ko téye examiner ko parce que y a toute une procédure à faire bi ñu indi proposition de loi bi du loi day ñëw rek ñu def ko plénière déedéet dafa am ay commission de loi yu bëri procédure yooyu il avait largement le temps entamer procédure bi ngir ñu jàngat proposition de loi bi jàngataat xool lan ma ci possible yan lañ ci war amendement yu ñu ci war a def wala lan lañ ci war a changer wala lan parce que man li nga wax dama cee gëm bokk. te dafa mel ni sax ak xaw a fàtte la xaw ma nu muy tudd parce que ci veille élection locale la surtout nag am na ñu ne sax loolu moo bokk ci li tax ngeen ñàkk élection locale. waaw loolu laa lay wax moo tax ma ne la man su doon maay nekk seen place. doonu ma ko renvoyer du ma ko annuler. su ma nekkoon sa place du ma ko annuler parce que xam nga tax du ma ko annuler. parce que dañoo jëm ci jongante. te lii ñoom ñu def ko problème souci boo xam ne président réglé na ko depuis te ñoom xam nañ ne góor jigéen du am kenn du ko daganal fii feek président Macky Sall lañ fi nekk. bu dee ci bitim réew la fépp fu ñu ko waroon a dagane ba mu ñuy def wax contre. wote contre Sénégal contre bañ xañ na ko Sénégal wote gi mu wote contre mbirum daganal góor jigéen xañ na koy financement xañ na koy projet mais président Macky Sall du ko nangu mais nag dama ne. loi bi war nañ ko xoolaat. ba tey jii ñu ne la carrément tey jii ku rey nit dañ la tëj fukki ati kaso ku sàcc xar dañ la tëj fukki ati kaso criminalisé bii war naa bokk ci biir crime. war nañ koo xoolaat mais jàpp naa ne bu fekkente ni yéen waa booloo ànd defar ëllëg non surtout maa ngi bëgg wax sax waa parti coalition bi bu fekkee yéen a am majorité ci assemblée gëm naa ne fam jaaroon rek lay jaaraat. non monsieur Mbla tey jii mën na am changement parce que parce que comme yéen da ngeen wax ne président noppi na ca. comme noppi na ca jërëjëf mais li ma gëm mooy xam nga tey jii li tax ma la noppi na ci mooy polémique bi ñu bëggoon instaurer débat bi ñu bëggoon instaurer mu amul sens te mënut am tey ànd sàmm jikko yooyu mu wax la tey jii dafa amoon lu leen animé woon bëggoon dem élection législative yàlla dogal ñu teel leen a femm teel leen a kar ñu xam ne bi leen teelee kar rek ñu teel a xam ne seen ambition ngi fii ci la gars yi commencé raison pour laquelle bëri na imam ci bokkoon. ay oustaz. bàyyiwuñu am nañu bàyyi parce que li tax ñu bàyyi mooy que dañoo teel a xam ne lii am na lu ko lal la ko lal mooy mbuub moom Babacar Mbuub Mamour Pastef la. est-ce que am na carte Pastef. non ñun xam nañ Mamour Pastef la demoon na élection législative 2017 amul député moom léegi nag il faut nga laal lu sensibiliser Sénégalais yi te ñun ñëpp ay julli la Sénégal réew moo xam ne
c'est 99% yëpp ay julli la. mais boo leen waxee mbirum góor jigéen duñ ci d'accord dañ ci d'accord. mais dugalaat nañ beneen mémorandum pour xool ba xam est-ce que parti les 8 partis coalition yi fi nekk kenn ku nekk lan mooy sa réaction. mais dafa mel ni man li may wax. mooy gëm-gëm bi ma am. mooy que tey jii y a des jeunes qui sont investis sur la liste Benno Bokk Yaakaar. y a des chefs religieux. Ndiassane Tivaouane Touba ak waa Kaolack Medina Baye ñoom ñëpp am nañ ay représentants doomi kilifa ay sëti kilifa yëpp a ngi ci biir liste Benno Bokk Yaakaar li ma gëm ba gëm ko mooy que ak yenn guddi ñu investi jeune ndaw ñoo xam ne seen yàpp naa ne seen pas-pas ci wàllum diine kenn mënu ko werante sunu ñaari kilifa yi ñu fi tabb muy Cheikh Abdou Gaïndé Fatma di sëñ Fallou Galass Kaltoum gëm-gëm bi ma am ak Cheikh Bara Gueye mi nga xam ne tamit fii la dëkk gëm naa ni du ñu toog assemblée nationale ñuy ni wax projet góor jigéen wala di wax la ñu koy valider gëwuma loolu. mais bu seen kilifa ne leen lii laa bëgg nag xam nga ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa. waaw mais dama lay wax ne la li ma lay wax ne dafa jéggi kilifa mbirum politique dama ne ñaar ñi sëtu Serigne Touba lañ. mais xam naa leen baax xam naa. waaw dama ne ñaar ñi sëtu Serigne Touba lañ. ñaari sëtu Serigne Touba moom xam nga lépp lu safaanoog lu waxut ak bokkut ak diine moom yoonam néew ca dama ne la ñaar ñi ndax seen conscience da leen may. ñu ñëw ci assemblée ñuy soulever thème góor jigéen wala naan ko daganal te duñ ci parti wala duñ ci opposé. moo ne ña ko révisé woon itam bañ koo voté fu baax lañ bokk ay nit yi diine lañ buñ di nit yi diine sax maanaam deretu ngor moo dox seen. waaw dama ne lii tax may la li séddale la ñaar ñi. waaw dama gëm ne politique. ak 14 législatives xam ne 7 ans lay divisé xam 5 ans lay divisé. dina du la gënal. li nga xam ne ba ni ngay sàngoo suuf moom ngay dundee muy Serigne Touba ak diine. sëñ Blaat waxtaan wi jeex na temps bi junj nañu jeex na sax bu yàgg mais waxtaan wi moo neex waroon nañu dem ci 3e mandat bi waroon nañu dem itam ci conférence wala débat public politique bi nga xam ne Ousmane Sonko mi ngi koy demandé seen leader mais seen tête de liste kon du moins waroon na ñëw itam ci li leen di xaar enjeu bi leen di xaar fii Touba parce que tam Touba li ngeen ko gañe bëriwut te ba léegi yéen a ngi ciy daw. am nañ ci yaakaar na. waaw am ngeen ci yaakaar bi bu baax waaw. te loolu leer la. waaw parce que dañ ko liggéey terrain bi. mooy yàgg ngeen a liggéey waaw non mais liggéey ak liggéeyam bu njëkk. ñii dañ naan mer ñii daan xeex ñii daan yàq. tey ji da nga gis ne Benno Bokk Yaakaar ci département bi dañoo def bloc. ñi meroon daal meratuñu. man personnellement élection locale yi dama contrôle liste parce que dafa amoon lu ñu ma defoon ñu boycotté mais tey ji am na sama morom ñu mel ñu ni mel ñeneen ñoom ñëpp dajaloon na seen doole li gën a neex mooy li ma wax ñii dañuy xëy aw fii ñii xëy aw fii ñii xëy aw fee kenn ko ne maayee terrain bi parce que Touba du dëkk bu benn groupe di demandoo dafa yaatu. comme dafa yaatu xàllu yaatu la kenn ku ne mën nga bay te opposition bi ils sont contre tous. tey ji président Macky Sall li mu réalisé Touba war naa tax waa Touba wateel ko muy tey ji bu ne la hôpital Touba bii tudde ko Cheikh Ahmadou Bamba tey jii bu njëkk ñu daan jéggaani mais sëñ Blaat foofu du mu ñaan ak yow parce que président li mu liggéey daf ko war a liggéey. non te président du député rôle président bu ñun ay député la ñuy fal ñu toogal ci assemblée ba. mais tey jii rôle tey président du député li mu war a def war na ko def na Touba même bu ko président Macky Sall deful woon sax njiit ñu réew mu ñëw a ñëw bu app bi sëriñ bi jëlee bi dogaloon bi muy sax dëkk bi app leen lu ne wutal na ko app ñun ñoo ko xamul mais lim naal ci dëkk bi war ci am allah kulli ande am ak fu mu mën a jaare mais dama laa bëgg a xam ne la kam jaar nañ ko sant président Macky Sall li tax ñu ne ñun moom la ñu wutal majorité la mu naal ci réew mi au delà de Touba li mu naal ci réew mi ci projet su mu ko ci projet leen di àgg leen di nekk en cours leen di war ko sóob loolu dama ne loolu pour mu mën ko yeggale vision mën ko gën a exécuter il faut que mu am majorité boo xam ne loi beeg budget bi yéeg ak gouvernement bi mu bëgg a teg ñu mën ko accompagner léegi dama lay Touba li tax may la Touba nan bàyyi xel démb amoon nañ jafe-jafe paju tey ji niveau 3 la yóbbu hôpital bi. c'est vrai c'est vrai teg ko fi tudd ko Cheikh Ahmadou Bamba. macha allah tey ji ñëpp di jéegaan di ñu fekk si. mat la wu foofu ni bâtiment ba mu fa teg c'est des milliards. bu fa yemoon rek boobu doy na. wàllum inondation bi itam. inondation dugal nañ fa xaalis mais teewul ba léegi gars yi ñu fa doon inondé ba léegi mi ngi inondé. sëñ Abdou Lahad maa ngi jël temps mais sëñ Abdou Lahad. xam naa ne sëñ Abdou Lahad loolu li ko war a dama la ci indi point boobu mooy que dafa fay nekk ñaari problème lañu fekk. xam ñaari problème lan la. nabbu Touba. dafa yéeg fii ñu toog nii. fii ñu toog ba ci soxna May ba ci kër sëñ Touba gi ba ci daaray Kaamil kër sëñ Fallu kër sëñ Abdou Lahad kër gu mag kër sëñ Saliou ba ci Touba mosquée rek foofu yëpp nab bi boo gasee tuuti mu ball. loolu am ngeen ci solution. ok parce que ñoo ngi teg instant bi installé na ay forage yoo xam da koy épurer di koy manque loolu ñoo ngi koy def ndox moom itam mën na jëriñ leneen
léegi ba pare mu fekkaat ci problème inondation yi mu doon ñaari travaux yoo xam ne moo tax mu jël ci 24 milliards def ko ci. léegi loolu mooy loolu ak yeneen yoo xam ne. ak yeneen temps bi xam naa liñ ci bëgg a kii parce que waroon nañu dem Dakar fa la gën a ñaay fa la gën a sax doy waar lool par rapport ak li nga xam ne mooy xew fii ci Touba. dañ lay jox sa kàddu gu mujj rek nga wax ak say militants waaye itam soññiwaat leen ci li nga xam ne moom lañu dëgmal di voté 31 juillet bi. waaw man li may wax rek di sant bu baax rafetlu émission bi kontaan nañ bu baax. li ñu doon wax rek mooy que na nit ñi gën a jaajuwaat li ñuy wër depuis le 14 di ko dem ci quartier yi di ko wax ak ñoom ci loolu laay waxaat ak ñoom. noonu am fulla am personnalité xam ne lii ñu dëdmal nan ko def ngir sagu Touba ndax tey ji état nguur. kilifa diine du ko xeex rawatina dañ naan wax ku gañe réew mi ku koy gañe murid yi lay fal murid président Macky Sall nag xañ nañ ko suñu carte 2012 2014 2017 2019 ba 2022 te teewul moo ngi continuer di gañe Sénégal te bu gañee ñëwaat ci ñun sant ci Serigne Mountakha sant ci waa Touba. yëkkatiwaat ay projet yu ëpp yi mu fi tegoon. defaat ko fi kon kooku. ñun njukkal lañ ko war a dese ndax ku jëfal Serigne Touba. murid yi la fay ndax Serigne Abdou laata ko waxoon. kon kooku dañ ko war a njukkal nan ko njukkal nag ndax koo xam ne yaa ngi koy xañ sa kàddu mooy ngañe réew mi ñu dese gàcce gi moom mu continue di xëyaat indi ay réalisation ak i projet Sénégal yi Touba nan ko woteel le 31 juillet dimanche bi ak jàmm nanu jël bulletin marron bee mooy bulletin bi war a suqali Sénégal mooy bulletin bi war a avancer loo projet Sénégal bi war a développer Touba bi war a jëmale Touba ci kanam Touba ci kanam nag Touba moom allah kulli aal ñu teg ci loxo ñàkk cee teg loxo sëñ Touba la mu ci nësër bëgg ko ci dina am léegi nag xanaa ko ca jàppale wala ku ca koo xam ne dafa jaarale ci loxo ci sa loxo nga war a dese yiw bi dese ngërëm gi te war a am sant sëriñ suñu borom président Macky Sall ñu dañ koy sant de mais moom war naa sant boromam war naa sant sëriñ Touba mi nga xam ne tey jii li mu bëgguloon lenn li mu bëggoon dëkk bi ci loxoom la ko jaarale maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen sant bu baax waxtaan wi tamit ñi may seetaan bu dee di gis nañ ci dara lu ñagas jubluwuma ci woon loolu mais damaa jublu woon rek waxtaan nu mu gën a selle ñoo xam ne bu ñu fi jógee nit ñi daan ko jariñoo ndax suñu xalaat la ñuy joxe jërëjëf keneen kii toog am na xalaatam yeneen am na xalaat jërëjëf maa ngi sant ñëpp jërëjëf mu doon Abdoul Ahad Faye nekk chargé de mission à la présidence de la République waaye itam nekk itam ki jiite mouvement bi di ànd defar ëllëg dégg ngeen mbokk yi waxtaan wi am na solo lool ñu ngi koy sant bu baax ci nangu gi mu nangoo wuyu suñu ci jamono yi nga xam ne xat na lool parce que tam fii ñu toll ci virage bu mujj bi ci campagne électorale élection législative 2022 mu doon lu jafe woon lool ci moom waaye nag may nañu opportunité bañ mën a toogaat ak moom waxtaan ak moom gis ngeen waxtaan yu ñu demee xëy na temps bi moo ñu xoj waaye bëggoon nañ gën a développé yaatalaat bu baax a baax waaye bu yoon jeexul waaxu sul du jeex incha allahu dana fi ñëwaat ci yeneen domaine yu gën a yaatu incha allahu taala bu nu gañee ngeen gañee incha allah yàlla ko yàlla def tam jig leen tam jig itam réew mi incha allahu taala kon mbokk yi ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah ci beneen numéro ak beneen waxtaan ak beneen jëmm joo xamante ne ñëwaat toog ngir ñu toog waxtaaniwaat mbirum réew mi Abdoul Ahad ñu ngi lay santaat bu baax encore une fois asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu dal leen ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen